di leen nuyu ak fu ngeen mën a nekk ci première partie Soir d'info ñuy dalal nag ma am ci mbégte lool ay jigéen yu mën góor ña nga bàyyeekoo ca direction de la promotion des enfants des droits et de la protection des enfants ka koy jiite nag di Jégi Diop moom nga xam ne jigéen ju mën góor la moom nag moo tax nag nee naa li ñu ko fal du chance mérite la xamantew ñu sax nag waaye nag dama ko yàgg suivre Jégi Diop moom moo waroon na ñëw waaye yar moom dafa xaw a naqari mu yónnee fi itam keneen koo xamante ne jigéen ju mën góor la Abi Sané moom la ñu toftol muy directrice adjointe ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci plateau Soir d'info. maa ngi lay nuyu Binta. di nuyu téléspectateur TFM yëpp. alors ñu invité la ci contexte bi nga xamante ne ñu ngi célébrer chaque 16 juin la journée de l'enfant africain en souvenir massacre ba nga xam ne amoon na Soweto ñëpp di ko fàttaliku te duñu ko fàtte mukk ay xale yu bari ñu boomoon leen Sénégal wala àdduna bi yëpp war nga këpp chaque 16 juin dañuy fàttaliku bis bu metti boobule rawatina nag ci Sénégal tamit ñu toftal ci semaine lëmm boo xamante ni dañu ko jagleel xale yi boobu ba léegi yéen a ngi ci manifestation boobu mu am nag thème bu am solo boo xamante ni moom ngeen waxtaanee le 16 juin defe naa ngeen ko tàmbali ba le 25 la. ba le 23. ba le 23 waaw suba lañ koy clôturer incha allah waaw Binta maa ngi nuyu téléspectateur TFM yëpp. di nuyu madame le ministre de la femme de la famille du genre. et de la protection des enfants madame Ndeye Saly Diop Dieng mi nga xam ne moom lañ fi teewal bien que direction bi lañ fi nekkal te madame Jéegi Diop Fall jiite ko voilà comme ni nga ko waxee dañuy célébrer la semaine nationale de l'enfant ñu lancé ko nag à Sédhiou depuis le 16 juin le 16 juin mooy journée de l'enfant africain donc comité africain des droits des enfants moo ko institué depuis 90 léegi nag Sénégal depuis 88 2 ans avant la defoon semaine nationale la institué semaine nationale de l'enfant léegi nag à chaque fois semaine bi day tàmbali le 16 jeex le 22 ren nag le 22 bi tey la waroon a doon mais dañ ko pousse ba suba lañ koy clôturer au niveau de Kër Massar ubbi lancé nañ ko it au niveau de Sédhiou avec les populations de Sédhiou c'est l'occasion aussi de remercier toute la population de Sédhiou de remercier aussi les autorités de Sédhiou en tête le préfet de Sédhiou. moo tax ngeen choisir Sédhiou ce n'est pas fortuit certainement ak bi ngeen ko bëgg a clôturer à Kër Massar. tout à fait xam nga kiiwu ren bi le thème de cette année mooy élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. mooy métital yi ñuy nekk métital yi ñuy defar xale yi. nan lañ koy dindee. donc Sénégal nag pratique néfaste yi comité africain li bëri na mais ñun dañoo gën a jël focus bi ci li gën a laal xale Sénégal yi mooy mariage d'enfants mooy sëyu teel yi mooy mariage précoce waaw mariage d'enfants mariage précoce bu ñu ko waxee ban avant ngay am 15 ans la wala 13 ans waaw mariage d'enfants ñun la ñuy gën a wax mariage d'enfants mooy koo xamante ne balaa nga am fukki at ak juróom-ñett ñu maye la ñuy wax ci xarafalu jigéen ñu MGF yi ñuy wax ci xale yi nekk ci mbedd yi di yelwaan donc dañu xool daal ñun ak tamit xale yi ñuy liggéeyloo donc thème yooyu ñun ci moom la ñu gën a retenir fii Sénégal donc ci yooyu la ñuy waxtaan boo xoolee nag Sédhiou pratique néfaste tel que xarafal gi am na fa doole teel a sëy it am na fa doole boo jëlee Kër Massar muy kii département bu bees 46e waaw xam nga ñun am nañu ay cadre de coordination yi am au niveau des départements bu ñuy wax comité départemental de protection des enfants nga xam ne service yi nekk au niveau du département ñoo ciy ne préfet jiite ko bu ñu mujj installé Kër Massar la ñu gis ne Kër Massar bëri na fa ay métital yu bëri yi xale yi di dund te jar na tey ñu dem fa yu demee naka la yu mel ni xale yi nekk ci mbedd mi xale yi nekk ci mbëbës bi mooy liggéeyu xale yi muy metti foofu am na fa yelwaan gaa nga fa bëri na daal ay problème même violence sexuelle yi am na yu bëri même kii bi xarafal bi gis nañ ne ci banlieue Dakar bi ci département boobu am na fa récemment moo tax nag ñu xalaat ne thème bi laaj na ñu dem Kër Massar waxtaane fa ak population yi waxtaane fa ak kilifa yi fa nekk waxtaane fa ak kilifa diine yi kilifa aada yi ba nga xam ne suñu combat
li nga xam ne moom la ñuy def pour xale yi yëpp am ñu aar leen biir Sénégal ñoom it ñu jël ko porter ko def ko seen combat. Alors madame Aby Sané bu ñuy wax les pratiques néfastes contre les enfants ak li ci Sénégal liggéey muy autorités yi bu ñu koy xool dafa mel ni dafa des lu bari par exemple bu ñuy jël au cas par cas tey bu ñuy wax xarafal jigéen ñi ak li ngeen ci def yëpp au sein des communautés mais ba léegi mi ngi exister. waaw mi ngi exister mais dellu na ginnaaw. dellu na ginnaaw bu baax parce que boo xoolee nguuru Sénégal jël na tamit ay mesures yoo xam ne tey tax na ba. mbir métital yu bari dellu nañu ginnaaw. bien que deñul mais dellu na ginnaaw boo xoolee tey taux bi mi ngi tourner autour de 14-16%. ci excision bi alors que boo xoolee ay at yu wees ay plus de 30% la daan nekk mais gis nañ ne depuis ay 2014 yooyu ba 2016 2019 lañ gis tuuti mu xaw a yéeg ba 16 mais taux bi demoon na ba stagné à 14%. mais tax mënul dañ carrément. dina dañ xam nga comportement doo ko mën a changer processus la. doo ñëw rek ay pratiques yoo xam ne nekkoon na fi avant ñun ñuy juddu sax avant suñuy maam mu ne fii doo mën a ñëw tey rek dindi lépp ay progression la moo tax tout le temps duñu taay di waxtaan ak population yi duñu taay di def yu mel nii li ñuy def nii célébration semaine bi gën ci yee nit ñi gën ci sensibiliser nit ñi pour ñu bàyyi ka alors excision wax nañ ko nga ne wàññeeku na bu baax étape la processus la pour mu jóge fi bu ñu waxee aussi ci liggéeyloo xale yi tey jii gis nañu mi ngi leen di exploité bu baax a baax yaa ngi koy wax Kër Massar moo tax ngeen choisir clôturer ko fa bokk na ci bu ñu xoolee mbedd mi aussi madame Aby Sané xale yi nga xamante ne dañ leen di jël di leen boot ànd ak ay ñoo xamante ne dara darul leen ñu leen di liggéey ñu leen di yelwaanloo au lieu seen place ñu yóbbu leen école xale yooyu dañ leen di exploité loolu tam ban jéego ngeen def ci loolu moom ñu ngi ciy liggéey boo xoolee ministère bi développé na fi ay programmes yu bëri yi xeex yelwaanu xale yi récemment sax ci Covid bi amoon nañ le programme 0 enfant dans la rue nga xamante ne yemul woon dafa jël bépp xale bu nekk ci mbedd muy xale yi ànd ak seen yaay yeneen xeetu xale yi ñuy ooyee ay fàqmaan xale yi nga xam ne ñenn ñi ci daara yi lañ génn bépp xale bu nekk ci mbedd daal programme boobu dafa jógoon pour génne la ci mbedd bi yóbbu la ci centre teg la fa wër tey waajur pour ñi nga xam ne seen waajur nekk Sénégal delloo la sa biir dëkk donc ministère bi mi ngi ciy def ay jéego yu bari mais xam nga. mais ce n'est pas l'impression que l'on a. boo xoolee mbedd mi boo xoolee mbedd mi waaw boo xoolee sa gis nañu Niger ñëw na jël ci ay doomam. ñun ñoo leen yóbbu en fait. ñun ñoo yóbbu en collaboration avec l'ambassade du Niger ñu ngi leen di nuyu bu baax. mais est-ce que yéen a ngi liggéey noonu ak yeneen réew yi parce que dafa mel ni yeneen réew yi ñoo fi ëpp de. xëy na bu Niger bi moo fës parce que dañoo bari. absolument mais boo xoolee ay mois yi passé am na xale yi ñu delloo 21 ak xale. fan la ñu delloo République de Guinée Conakry. presque nii am nañ benn groupe xale boo xam ne dañ leen war a delloo Guinée Bissau ñoo xam ne ñoom ci semaine bi xam naa dinañ dem Guinée Bissau mais dañuy dellu si waat après waaw xam nga loolu frontière u Afrique yi ni mu demee ak CEDEAO beeg yooyu mënuñu tere ki jóge bépp réew kuy jóge ay ci pays bu bokk ci CEDEAO mënoo ko tere dugg Sénégal xam nga waaw léegi nag li ñu mën mooy wax gën a sensibiliser ñi nekk police des frontières ak ñi gën a bàyyi xel ñi tukkee ak xale yi pour xam xale yooyu lan moo leen fi indi kan la ñu àndal parce que xale yi li ñu gën a seetlu mooy sëriñ si day ñëw àndaale ñu bëri léegi nu muy def ba jaal ci frontière bi ñun loolu xëy na ci la ñuy war a gën a renforcer. est-ce que yéen a ngi ciy liggéey ankay ñu ngi ciy liggéey parce que boo xoolee suñu comité départementaux yi ñëpp service état yëpp dañ ci nekk waaw cadre de coordination yi ñu am aussi bien au niveau central mooy au niveau national ba au niveau kii service état yëpp dañ ciy waxtaan mais ay phénomène la yoo xam ne neexut a éliminer waaw parce que da ngay gis da ngay yóbbu ay xale ñu bàbbeekuwaat ñu voilà loolu doy na waar waaw ñu ñëwaat da ngay dem identifier parents xale famille bi nga dem waxtaan ak ñoom dem xale bi yóbbu ko ba ci waajuram moo tax parents yi duñu bëgg a téye seen doom est-ce que def ngeen foofu benn taxaw seetlu parce que pauvreté la wala dañu bëggul dañu désengagé wu ci seen i doom rek comme ça waaw am na désengagement quand même waaw parce que bu ñu waxee pauvreté am na ñoo xam ne xëy na ñu ngi dund pauvreté te ñu ngi téye seen doom absolument donc doom moom alal la boo xam ne bu la ko yàlla joxee dëgg la même boo ñàkkee sa war nga koo mën a téye donc c'est man daal sama xalaatu bopp
dama naan désengagement tuuti parents yi la te ñenn ñi pratique la boo xam ne si seen gox yi loolu la ñu xam xale bi day génn gox ba dem jàngi pour ñoom day toj xolam ak yooyu yarin la mais tey boo xoolee xale yi ni ñuy nekkee ci mbedd bi waajur bu ne war nga xoolaat balaa ngaa joxe sa doom. mais est-ce que am na loi boo xamante ni tey jii man ku mel ne man par exemple bëgg am xaalis rek ma dem jël ay xale dajale leen ci mbedd mi on le voit tous les jours. est-ce que am na loi boo xamante ne mag moomu ko def te dara daru ko ñu teg ko ci kawam bu ko defee bu ëllëgee ñeneen ñi duñ ko def. waaw loi bi mais on n'applique pas pratiquement. waaw peut-être ñàkk appliqué mais loi est-ce que am na loi bi déjà yàgg na depuis 1975. ba léegi amaat na loi contre la traite depuis 2005. absolument lutte contre la traite et les pratiques assimilées yooyu yëpp ay xeetu bëri na arsenal juridique boo xam ne tey buñ ko appliqué woon xanaa ku xale bu nekk si mbedd mi war nañ la mën a topp ki la teg si mbedd mi waaw mais nguur bi yenn saay tamit pour la cohésion sociale xëy na du bëgg a toujours jiital pression waaw du bëgg a jël action pénale waaw mais loi yi moom am na yoo xam ne loi bi tere yelwaan am na Sénégal te yàgg na lool. mais surtout que temps yi gis nga aussi ñi ngi wax ne bu ñu nekkee en période électorale xale yi commencé nañu disparaître la traite de bu ñu koy waxatee jaayum organe bi yooyu yëpp est-ce que yéen a ngi koy xool. parce que temps yi parent bu nekk moom ñemetoo sax sa doom génn ci mbedd mi. ndax période propice la pour ñu sàcc leen. waaw plateau bi nag dama koy saisir lancer appel parce que loolu moom ñun li ñu wax toujours nguur gi dëgg la mi ngi fii. am na force de sécurité ak yooyu mais mënul nekk fépp. absolument waajur yi ñoo ñu mën a jàppale ci xale yi dañu bëgg waajur yi ñu gën a vigilant ñu gën a bàyyi xel seen doom yi téye seen doom yi ci biir kër di saytu seen doom fan la nekk ak fan lay teg tànkam mais bàyyi jur doom bàyyi ko noonu ci mbedd mi wóorutu jamono yi ñu toll su duggee sax nga daa xaat ko ci waaw damay noppul voilà donc ñun daal loolu la ñuy ñaan waajur yi xëy na nguur gi waaw mi ngi def li mu mën nguur gaa ngi déployer ay force nguur gi am na force de sécurité ak yooyu mais xam nga ni force de sécurité yi mënuñu nekk ci bépp kër donc te gis nañ ne li at yi nii ñun sax mënuñu ko wax ni mënuñu wax ne période électorale moo tax mais seetlu nañ ne de plus en plus xale yi dañuy exposé wu ñu ngi ci ay violence yoo xam ne léegi boo xoolee si ay xale ñoo koy def si seen i moroom xale donc moo tax ñun ñi ngi ñaax parents yi ñi ngi yokk sensibilisation bi pour que ñu téye xale yi xale premier cadre am environnement bu njëkk protecteur pour xale bi mooy famille am waaw. alors cette façon de porter le plaidoyer ci seen direction bi est-ce que ça a porté ses fruits parce que def ngeen fi une semaine boo xamante ni quasiment bu ngeen ñëwul woon tey sax xam naa ñu bare duñu xam ne am na est-ce que du ngeen changer waat méthode boo nga xamante ni beneen approche boo xamante ni parents yi dañ ci gis seen bopp dinañ xam ne lii mooy àq ak yelleef yi lii mooy loi yi ñu defkatu ñaawteef yi buñ deful naka su dul noonu loi yaa ngi fi mën na dal seen kaw est-ce que approche yi aussi jarul ñu xoolaat ko. mën na am mën nañu xam nga approche moom mën nañ ko discuter mais boo xoolee ñun déjà tey li tax ñu ñëw fii mën a waxtaan ak population parce que jàpp nañ ne canal la boo xam ne mën nañu xëy na atteindre ñu bëri ñoo xam ne xëy na en temps normal mën nañ atteindre bu weesoo lii wax naa la ñu ngi woon Sédhiou donc ñi nekk woon Sédhiou ak ñun mbooloo la woon jàpp nañ ne képp ku ñu waxal ci mbooloo bi boo demee di nga mën a waxtaan ak ñi nga nekkal noonu la ñuy defit suba Kër Massar noonu la ñuy defaat du xëy na semaine bi la ñuy marqué mais ci lañ nekk tout le temps te du ñun rek dañ ci liggéey ak yeneen partenaires yi société civile bi ñëpp ci liggéey waaw. alors toll na Sénégal aussi toll na foo xamante ni quand on dit pandémie bi dafa ñëw accentuer ko parce que bu ñuy wax xale yi ñu ngi leen di sàkku ci biir kër yi parents yi ñu ngi ko waxee à cause de la pauvreté ñu baal ma ci tur bi ñi ngi teel a envoyé seen doom yi en mariage mariage précoce bi mi ngi fi loolu bokk na ci seen xeex ban taxawaay ngeen ci am ci loolu aussi parce que xale yi aussi man lire naa quelque part ñu ne ak Covid bi ñu ci bëri violence sexuelle bi mi ngi ci biir kër yi te xam nga Sénégal nu muy def nëppal beeg ñoom seen aussi du leen aider ci seen liggéey. waaw nëppal gi moom mooy dafay sonale dañuy wax tout le temps yu mel noonu bu amee dañ ko war di dénoncer. waaw parce que dénonciation du rek bëgg a boole nit wala bëgg ko mais
soo dénoncé wul nit ki mën na ko defaat ci beneen xale. et société Sénégal moo maslaxa bi moo tax li seen liggéey du yomb. waaw maslaxa bi nag day sooxe day tax liggéey bi di sooxe ci lu bari. mais je pense que ni ñuy def léegi sax ñi ngi xool. boo xoolee ministère am na benn plateforme bu mu web SMS bu mu concevoir boo xam ne plateforme Fegu lañ koy ooy. nga xam ne mën nga dénoncer ak SMS. wala ci WhatsApp def audio te kenn du xam yow la kan duñu xam kan moo. plateforme boobu nu mu tudd. Fegu waaw maanaam boo tapé. 2GU. waaw dañ ko nekk di expérimenter ak waa GEP. waa Université Saint-Louis. ci zone Tamba gi d'abord. mais boo xoolee plateforme boobu pour yombal dénonciation nga xam ne. boo gisee ñaawteef. xëy na boo ñemew te wax ci kaw. mën a yónni sa SMS. war a mën a yónni audio WhatsApp. yooyu yëpp ñu ngi ciy liggéey. waaw am na solo waaw léegi nag. leneen li mooy di continuer di ñaax nit ñi di waxtaan ak population yi ne leen nag. yii bu amee day lañ ko dénoncer parce que looloo tax ngeen aar seen njaboot. aaraale ñiy wër. parce que nit ki bu ngeen koy nëbbal rek. day continuer. bu ko xasee tàmbalee du ko bàyyi. mais bu ngeen ko dénoncer. c'est pour ñu mën ko arrêter. mu bañ a loraat yeneen i xale. mais tànk yaa ngi wax chiffres yi ci am na ay chiffres yoo joxe woon sànq bi ma lay laaj affaire excision. nga ne reculé na de 14%. tey jii si bu ñuy wax ci. 2019 xam nga sànq yaa ngi naan. Covid bi. dafa accentuer violence yi. moo tax 2019 seetlu nañ ne. yéegaat na taux bi dafa stable woon depuis 2008 ba 2016. dafa stable woon à ba même 2017. ba 2018 dafa stable woon à 16%. mais 2019 rek mu yéeg 16%. ndax xam nga mooy Covid bi parce que ak confinement beeg. kenn génnul kenn xool dafa accentuer violence yi ci biir kër yi tamit seetlu nañ ne violence yi ak mariage précoce yi dafa yokk mariage d'enfants yi dafa yokk ci période Covid bi waaw Covid bi moom dafa gën a rendre vulnérable les enfants en termes de pourcentage amagu leen le chiffre nu mu yokkoo waaw boo xoolee mariage d'enfants yi 2018 ñi ngi woon ba taux bi ñu amoon mi ngi nekkoon 28,8%. léegi nag ak période Covid bi. yéegaatoon na ba 30%. am na benn enquête bu Konam def sax nga xam ne ñu ngi naan ay 31%. waaw lan moo tax mu war a mun a yokku. yan moo ko ci li ñu jàpp déterminant mooy ni. xale yi dañ leen di teel a maye. parce que xëy na waajur bi ñàkk na. amul lu mu yoree doom ji. mu gis kenn koo xamante ne xëy na jàpp na ni mën na du ko ëpp doole te mën koo may doomam mu may ko parce que Covid bi tamit xam nga dafa accentuer vulnérabilité ménage yi ak léegi nag bu ménage yi yégee seen vulnérabilité nag dañ koy xool jéem a évacuer ci yu mel noonu comme teel a may xale yi viol bi bu ñu ko criminaliser ba léegi yéen ban jàngat ngeen ci am wàññeeku na wala mu ngi yokk ba léegi waaw xam nga ñun nag données yi ñu am xëy na fii xam nga viol bi 2020 lañ ko criminalisé donc il faut ñu dawal ay at pour ñu mën a wax ni loi bi tax na ba viol yi wàññeeku wala ñu yokk mais jàpp naa ne en principe war na wàññeeku il faut léegi ñu def benn jàngat boo xam ne mooy firnde ne wàcc na wala yéeg na mais jàpp ne le fait que rek ñu am loi bi la criminalisant les actes de viol et de pédophilie parce que yemul ci viol bi ak pédophilie yëpp donc le fait que ñu am loi bi rek dafa baax parce que day tax ku bëggoon a de boo xalaatee ne lu wax dafa dissuasif donc te léegi loi bi dañ ko traduire ci langue nationale yu bari di ko vulgariser un peu partout donc am na ci langue nationale yi ñu codifié yëpp pour kenn ku ne mën a xam ne loi bi lii lay tekki ku def lii ñaawteef bi yii daan mooy lay xaar waaw donc je pense que ku yëg loolu xëy na balaa ngaa defati di nga xoolaat waaw alors abandon jàng xale yi aussi fan la toll xale yi jigéen yi surtout ci yenn zones yi xaw ma ndax dans la capitale boobu wàññeeku na quand même boo xoolee tey sax yow teel a bàyyi école bi waaw mais il paraît que am na benn ministère de l'éducation ku fi ñëwoon il m'a dit que ñu bari ak Covid bi dañu bàyyi jàng waaw xam nga seen parents yi dañ leen wax ñu dem jaay yi si aux abords des routes Covid bi xale yi dañu toog ci école ci kër yi jàngiwuñu c'est ça loolu la
ñu jaaree fa bàyyi école. voilà dafa favoriser mais boo xoolee boobu mën naa wax ne benn situation bu ñëwoon la. mu am ay conséquences yu bari ci xale yi. mais boo xoolee tey yow boo seetloo rek mais bu ñuy joxe ay prix. gis nga ne xale yi jigéen ñi. macha allah dañuy ràññeeku. boo xoolee léegi boo demee ci xool ci biir classe yi. li ngay fekk ci xale yu jigéen. yenn saa mooy ëpp li ngay fekk ci xale yu góor loolu rek pour man indicateur bu ñu nga xam ne mën nañ ci wéeru kenn ku ne mën nga ko gisal sa bopp. donc nguur gi mi ngi def yoo xam ne tey ñi ngi maintenir xale yu jigéen ñi école. mais teewul ne fépp la. parce que boo xoolee day am ay disparités toujours. day am ay gox yoo xam ne. il faut que aussi ñu continuer di sensibiliser pour que xale yu jigéen ñi gën a des école. yan gox la abandon yi gën a ëpp. abandon scolaire. bon yooyu mënuma ko maîtriser torop xamul waaw mais xam naa ne daal xëy na am na ay disparité parce que boo xoolee zone urbaine bi surtout ak zone rurale foofu la abandon yenn saa yi di gën a bëri waaw par rapport aux zones urbaines te boo xoolee xale yi li ñu gën a nekk école ñi gën a moins exposé au mariage ak yenn forme de violence yi moo tax ñun suñu intérêt mooy xale droit la sax que xale muy góor ak jigéen des ci biir école bi. alors pour yaa ngi ko wax sànq famille yi nga xam ne dañu vulnérable par exemple mënuñu dundal seen njaboot parce que àdduna dafa gën a dafa metti Covid bi ñëw yokk ko tey jii état lan moo ci war a nekk taxawaayam bay jàppale ñooñu ak jéego yoo xamante ne def nañ ko ci pour aussi permettre parents yi ñuy bañ a teel a maye seen doom yi. génne leen école alors que xale bi waroon na mën a réussir sa vie mais ñu génne leen parce que amuñu lu ñu leen yóbboo école amuñu lu ñu leen dundalee taxawaayu état lan la ci wàllu woowu. waa état mi ngi ci def yu bari déjà programme bourse sécurité familiale baa ngi fi. boo xoolee bourse sécurité familiale la. day jàppale ménage yi néew doole pour que seen xale yi mën a des école. ñu am lu ñu leen jàppalee. pour seen i koom. mais est-ce que parents yi dépensé wuñu ko yéen a ngi koy vérifier bu baax. mais xam nga état daal. léegi ak même registre national unique bi tax na. léegi am nañu limu yu ci bëri ci famille yi néew doole yi. nga xam ne bu ñuy jàppale fa lañ jaar gis nga récemment président programme bi mu doon lancé di jàppale famille yi néew doole yi. donc xam nga jàppale. mënoo xëy na dajal ñëpp. mais état bi il faut reconnaître que mi ngi poser ay jalons. yu important di jàppale ménage yi. voilà situation nag contexte mondial la. boo xam ne ci ñëpp la dal. waaw mais état bu nekk mi ngi trouver ay réponses. état Sénégal tamit desul ginnaaw. mi ngi jéem lu nekk à travers le président de la République. trouver ay solutions à ça. alors maa ngi koy wax sànq Diegui Diop bu mu ñëwee à la tête de cette direction là yan innovation ngeen fa indi yan yeesal ngeen indiwaat ci direction boobu la. waa xam nga état moom administration continuité la. mais depuis ba mu ñëwee tamit sentir nañ ne. moom mi ngi posé ay jalons yu bari ci déjà retour nigérien yi. waaw c'était pas évident. absolument parce que ba ñu recensé. on avait plus de 800 familles recensées. recensement bi ñu jëkkoon def. bañ koy def sax xëy na ñun gëmuñu woon ni ñooñu ñëpp mën nañ leen yóbbu au final on s'est retrouvé avec 1115 familles. am na ñoo xam ne dañu ñëw spontanément. ba ñu yëgee ne def. te boo xoolee dëkk question bi ni mu sensible. ak ni ñu leen yóbboo te coow amul. je pense que elle mérite des félicitations pour ça. te moom wax dëgg yàlla moo ko porté woon. moo ko porté woon avec nag. les instructions de madame le ministre xam nga nag ñun lu ñuy def rek madame le ministre moo ñu koy defloo mais moom moo nekkoon maîtresse d'œuvre bi sur le terrain donc ñu recenser famille yi organiser seen retour liggéey ci nag ak ambassade Niger ba ñoom ñoo andi avion yi ba alhamdulilah famille yi dem 1115 familles je pense que loolu c'était inédit. lu première fois la bien que ñu yàgg nañ def ay retour mais mosuñu yóbbandoo ay famille yu toll noonu donc loolu def naka boo xoolee xam nga depuis 2013 dañu am lu ñu ooyee stratégie nationale de protection des enfants léegi la stratégie dafa nekkoon en cours d'évaluation moom bu mu ñëwee fekk na évaluation bi tàmbale mais dem na bien que day door a ñëw mais jël na ko en main ba def nañu la validation technique de la stratégie nationale de protection de l'enfant léegi li ci des mooy
yóbbu rapport bi soumettre ko à monsieur le président de la République du Sénégal. bu loolu weesoo nii semaine bi ñuy célébrer nii. gis ngeen communication bi ñu def autour de la semaine. autour de la journée de l'enfant africain. te c'est sur son leadership. absolument si la ko nit ñi yëg sax. voilà boo xoolee ren semaine bi. niñ ko célébrer quand même am na touche bu bees. bien que ñi fi nekkoon it def nañu ay jéego yu bari. donc am na touche bu bees te touche bi quand même touche personnelle am la. moo ko ci indi. avec la validation de madame le ministre. léegi boo xoolee ren programme bi niñ ko tëggee. am nañu les 2 journées phares. mooy la journée de lancement. biñ de Sédhiou. ak la journée de clôture. à Dakar te boo xoolee gëj nañ sax célébrer GIA hors de Dakar. ren nag def nañ ko hors de Dakar dem ba. au sud pour des raisons d'équité territoriale. bu weesoo sax. le thème pour des raisons d'équité territoriale laaj na yenn saay ñuy quitter Dakar dem ci yeneen gox-goxaan ñu ñuy sentir ñuy gis ne état du Sénégal. ñëpp la fi nekkal moo tax ñu dem Sédhiou célébrer fa. GIA bi lancé fa tamit semaine bi bu weesoo la am nañu ay activités yu importantes yoo xamante ne yu technique yu ñu def ci biir semaine bi démb rek ñu ngi doon valider le plan d'action contre les mariages d'enfants. loolu plan d'action bi tàmbale nañ ko élaborer depuis 2019 Covid bi ñëw yëpp taxaw mais moom ba mu ñëwee ñu ni ko plan d'action bi dafa taxaw da koy jël de main de maître quand même pousser ñu bind ko def ay rencontres yu bari ba finaliser ko. donc boo xoolee période bi mu ñëw ak tey ak finalisation bi je pense que elle mérite aussi que ñu jaajëfal ko daal. jàmbaar la ci liggéey bi waaw jigéen ñi nag ñooy jàmbaar. waaw moom jàmbaar la rawatina moom sa dernier mot lan lay doon. sama dernier mot mooy d'abord lancer un appel aux populations de Dakar. ñëw ñu uyu suñu suba à 9h. au niveau du CEDEPS de Malika. di remercier nag ñi ñu àndal ci liggéey bi. am na benn projet bu Banque mondiale bu nekk ministère bu la PADHS. bu accompagner lu bari ci même communication bi ñuy def moo ci jàpp. am na it partenaires yi ay UNICEF. am nañu ak partenaire damay bañ a juum. wala ma fàttali au commissariat aux droits de l'homme am nañu ay organisation yu bari yu nekk suñu ginnaaw. ay CONAM mooy coalition bi xeex mariage d'enfants yi démb ñoom lañ nekkaloon. Carrefour International ay Save the Children ONG yu bari yi ngay dégg fii liggéey ci wàllu xale. ñooñu accompagner ci semaine bi ak ci journée bi. ak ay sami social ak yëpp. donc c'est le lieu de le dire merci. ñoo ñuy jàppale bien que lu ñoom tamit dañuy def seen mission parce que dañu war a accompagner l'État du Sénégal dans ses missions régaliennes. waaw mais je pense que plateau bi tamit opportunité la pour ñu remercier leen. absolument waaw ñuy remercier ñëpp. direction ba. di aussi remercier madame le ministre parce que moo ñu dooleel. waaw moo ñu jàppale. madame le ministre moom lu ñu koy dégg nag moom barewul. waaye ba tey rek waaye moom day yebal ay taalibeem. ñu ngi lay gërëm day yebal ay taalibeem. ñu ngi lay gërëm Abi Sané yow yaay adjointe directrice de la promotion des droits de la protection des enfants ñu ngi lay gërëm bu baax dañuy dem publicité gannaaw publicité yi le journal.